képp ka nga xamante ni da nga def actualité bi pendant toute la semaine kii ñu fi dalal tey nag je pense que ça colle bien avec li ma wax léegi ndax ñoom moom jot nañoo def buzz ci semaine bi yëpp mais laata ma koy nuyu damay bàyyi Biggi nuyoo ak téléspectateurs yi mu daal di ñëw présenté wu au grand public parce que nag moom homme de l'ombre la ñàkkul ñoo xamante ni xamuñu moom mooy kan réellement loolu noonu yëpp ce sera tout à l'heure boo nuyoo ba pare na nga def. maa ngi nii rek Dieye su loo ne. xam naa yàlla Biggi. Alhamdulillah, bonjour aux téléspectateurs et bienvenue dans 100% Buzz tous les samedis à partir de midi du changer vraiment tey moom dañuy changer tuuti registre xam nga dañ daan dégg ay polémique ci ay nit entre deux personnes ñu invité ci camp adverse keneen ak keneen ku ne ñëw di wax mais kii dafa teewal mbooloo nag mbooloo moo xam ne ba léegi nag jotuñoo doon génn tontu bu weesoo bakkan yi réer ci la tali almadi bi donc tey ñu dalal ku baax koo xam ni vraiment il a beaucoup de chapeau moom laa mën a wax nag parce que def nekk na fi lu ne rek doog a daal di teer si nekk directeur de label moom nag Souleymane lañ koy wax ñenn ñi naan ko Souley Awalaay ñi si des naan ko Jules Taranga très élégant nag sama xarit bi il est trop élégant macha allah Jules na nga def merci beaucoup ça va sant yàlla maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Biggi sama frère di kontaan bu baax ci invitation bi di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan di leen ñaanal jàmm maa leen daw man moom namoon naa la ndax xam nga yow bu dul télé di rajo sax sama nit nga dëgg la loolu tey Birame Penda Waagaan sama waa ji kenn du yow loolu yàgg na loolu du tay doomu yaayu kanati sax yenn saa yi jamono bu yàgg ba mënoon naa wax amee ñang mënoon naa wax ma Ndiaye Seck mais fi mu ne moom xanaa ma ne doomu yaay Sidi Diop borom Mbacké mi léegi sans plus tarder xam naa dañuy xool directement ci waxtaan bi ak Jules moom nag ku ne xam na ni il nous a été dévoilé ci petit écran bi par le biais de la 2STV il a eu à faire là-bas marquer ses empreintes ci li nga xamante ni moom moo di le milieu de l'animation moom Jules doon def ab émission bu tuddoon After Work ak Bébé Chou ñu jékki-jékki mu disparaître complètement des radars manager bi nag ay artistes ku ci mel ni Mandiaye Seck ku ci mel ni Sidi Diop jamono ji ñu toll waaye yemul foofu rek dañ la gis nga jël beneen volet mu di management groupe labelu musique loolu noonu yëpp est-ce que mën nga ci ñëw rapidement rek wax ñu surtout ce passage à la 2S qu'est-ce qui n'a pas marché. bon nag déjà balaa loolu damay kontaan ci question bi. parce que dama bëgg leeral tuuti rek ci loolu nga jot a ñëw par rapport ak sama cursus ak 2STV bi ma nekkoon nga xamante ni maa ngi fa doon def émission ak Bébé Chou mais dem naa ba sama jot moomu ko mayeetul parce que lépp loo gis rek jot la te man communication dafa bokk ci li nga xamante ni dama ko jàng te bu ma tëb rek di ko def alors loolu taxoon ma ko doon suivre à travers animation yi ma doon def ak yeneen yoo xamante ni jot naa ko fi def parce que géré naa fi 3STV télé Omaro bi jóge foofu dem 2STV ak yeneen yoo xam jotoon naa ko def parce que management communication lañ def dafa am yoo xamante ni dafa relié wu dafa bokk voilà kon moo taxoon ma def passage foofu ba ma demee ba xam ne nag sama temps mayetuma ko parce que passion la woon ci man ma arrêté ko voilà loolu ñu gis ni jamono ji comme ni ma ko waxee léegi ci sama question yooyu yaay manager Subatel musique wala yaay directeur général bu weesoo PDG bi di Makhtar Diop Subatel ñu koy nuyu de passage ndax tey boo fi toogee itam je pense que moom nga fi toogal comment ça s'est passé da nga tëb rek moom wala da nga jékki-jékki moo xam ne da nga ci am ay notion wala dafa soxla ñenn ci say éléments jëlaale la comment ça s'est passé. déjà maa ngi koy nuyu moom Matar di suma mag di sunu kilifa. di nit ku baax. maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sunu beneen grand boo xamante ni moom ci kilifa yi la bokk ñu Badara Gadiaga maa ngi koy ñaanal jàmm. ak équipe bi yëpp. déjà ku xam Matar xam ko ci Subatel xam ko ci événementiel. moom ak sunu grand Badara. moom nag doxal na ba nga xamante ni jotam mayetu ko. parce que dafa am Subatel agence mi nga xamante ni moo ëmb Subatel yëpp. ñoom foofu la ñu nekk. léegi nag man mi rakam mu woo ma ak sama équipe best ñëpp dénk ma Subatel musique. Subatel musique man maa ko gérer. Subatel agence yi ak Subatel musique dafa am différence. man maay directeur général de Subatel musique. voilà alors comment ça se passe le boulot parce que nag ñëw ngeen nag def buzz bi gi ñu naan Subatel musique fu ñu tourné gis leen ngeen def ay petit groupe ñu gis ngeen récupérer pratiquement artistes yi nga xamante ni ñoom ñooy def le buzz jamono ji ñu toll ko ci mel ni Sidi Bastion Ibro Nadio ak yeneen ñi nga xamante ni xëy na sénégalais xamaguñ leen yooyu noonu yëpp est-ce que xaarandi woon ngeen ko bi ngeen di lancer label bi. war na fi loolu yëpp liggéey la. xam nga dañuy faral di wax Sénégal dañuy jékki saa yi nekk ak artiste ñu ne artiste bi fay na artiste du fay staff mooy fay artiste
nga doon way fii di toj ba tey boo demee seen i baat ba tey dara jot ko. boo leen joxaatee micro ñu woyal la ko nu ko dàq sax nañu koy woyee. yére yi ñu daan sol tey la gën a rafet. tey la opportunité yi gën a bëri. encadrement dafa baax. tey Subatel mi ngi ak Sidi Diop Bastion Ibro Sidika ak The Best Family. ak Jeyla ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ñëw. alors tey dafa am loo xamante ni mooy plan de travail. stratégie de com. dafa am liggéey dafa am yoon stratégie yooyu ñu teg nag moo tax tey lii am ñuy liggéey ñoom ñëpp ñu nominé leen ñuy génne muy def it ñuy liggéey Sénégalais yi di ci bàyyi xel ndax gis nga Sénégalais yi seen nopp ñoo ko moom lu ci neex rek dañu koy déglu alors liggéey kese la liggéey tong la yaa ngi wax stratégie de com nit ñi nag nee nañ seen stratégie de com yooyu parfois da ngeen di faral di tomber dans vos propres pièges parce que ci stratégie yooyu sénégalais yi nee nañu yéen a taal seen propre bombe ca biir soirée Sidi Diop bi doon am samedi dernier yéen a génn victimisé wu et qu'après yéen la sénégalais yi démasqué xam naa loolu sax bi gi dina ci gën a xuus ndax am na ci ay information peut-être yu ma amul lan nga mën a indi ci leeral ci coowal bombe bi ak naka la demee parce que nag ba tey dégguñu kenn taxaw wax est-ce que mën nga ñëwaat ci temps fooru waaw mais Omaro xam nga boppam la waxal mais ba tey dégguñu waaw gis naa la fa de gis naa fa jékki gis naa fa léegi est-ce que mën nga ñu xamal yëf yi pour nga nekkuloon ci soirée ba naka la demee comme c'est une première fois que vous parlez exclusivité bon léegi daal Nafi déjà lu ma mën a wax ci loolu mooy dafa am loo xamante ni dafa dangereux sax nit di ko wax parce que ki nga xamante ni dafa jël ay soirée événement am def ko inversé ci ay millions def communication bu doy li mu ci doon séntu mooy soirée ba fees mu am réussite mu am ba pare nga ne yow yaa tourné waat nga saboté ko loolu yennuwul maanaam mais naka la yëf yi demee balaa ñoo ñëw foofu yéen da ngeen soirée ba 2 heures parce que yëf yi commencé woon na ba jax non xam nga am na loo xamante ni kenn du ko gis dana koy sentir loolu ñu ko ñëpp sentiré dana la ko ñëpp sentiré mais yéen lan moo leen wax ni bombe à gaz la mais parce que dañ ko sentir ñëpp daw génn ful bi yëpp. ban heure la ban heure ngeen. sentir loolu non heure exacte bi mënu ma ko wax parce que jàpp ma ko. mais commencé woon na daal ba mu plein. non si commencé woon na ba 3e morceau su ma jumul. ci 3e morceau bi salle bi feesoon na dell. salle bi feesoon na dell foofu fekk nañu def guichet fermé déjà. fekkoon nañu def guichet fermé alors ci lañ ko commencé sentir mais Nafi. dama bëgg déjà ñu balaa may xusaat ci loolu bu fekkee mën nañ ma tegal audio bi. ñu génneel ma ko. audio bi ñuy waxee waaw. et puis buñ ko génnee bi ñu zoom ko. Sénégal ñi fi yorul numéro Matar Diop Subatel bëriwul. ñu def DG Subatel. Matar ça fait plus de 2 ans Kara Mbodj moo nekk ci. 4 ans sax. plus de 4 ans. ñi ko xam dëgg nañ dem xool. xam nga dafa am loo xamante ni vraiment nit ku nekk war na ko di jommal boppam. tey am na lu ñaaw loo xam ne am na dafa. xaaral ñu déglu audio bi ñëwaat. pour mu gën a leeral nañu ko déglu. waaw yónnee naa forage money bi day jënd pompe à gaz bi quoi bu ñëwee ba foofu rek ci diggu soirée bi ñu sànni ndayam créé polémique bi xam nga ñu joué le jeu rek loolu baax na ci kanam nga xam booy bi dañ koy xeex loolu rek lay demee dina ko may dara quoi si Sénégal bëgg bëri yërmande. ayca Souleymane. voilà mooy li ngeen déglu. gis nga tey dafa am loo xamante ni doomu aadama war na ko jommal boppam. parce que ay bakkan du caaxaan. tey ñi fa amoon asma mënoon nañu gaañu. parce que tey ful bu toll noonu di daw di génn kenn mënoon na daanu ñu dëggate ko wala dara dal ko te ñaanuñu ko yàlla bu boobaa dina ñaaw. kon am na ci loo xamante ni nit ku raisonnable sax du ko def ci moroomam nitam. te nañu bàyyi xel di créer nit li mu defal. gis nga tey loolu sabotage la. te ñi ko def ñooñu xam nañu seen bopp. man ça veut dire ñun du ñu nekk ci dugg ci ay détails parce que ñu ngi suñu liggéey. ndax tey dañuy wax gis nga Nafi am na ci loo xamante ni même boo ko amul boo fekkee ay nit yu ko def ba pare liggéey ko ba Sénégal yëpp d'accordal leen ko. dañu war a nangu seen i jëf. Makhtar Diop tey ci Sénégal ba mu daj. Sénégal fii ban promoteur moo def événement yi mag yi mu def kooku xam na lan mooy événement. nit ñi nekk nga xamante ni ci ay xale lañ nekk ci ginnaawam mu ñuy tette di ñu won yoon
dinañu wax lan mooy liggéey ak nan lañ ko war a jaarale. ñun aussi à travers suñu stratégie yu ndaw yu ñu am ak suñu qualité yi nga xamante ni moom moo nekk ci ñun may ñu ñuy def yenn affaire yu mel noonu. alors loolu def nañu ko Sénégalais yëpp gis nañu ko mais jàll nañ ko ñu ngi suñuy liggéey. c'est tout kon daal yéen da ngeen jàpp ne audio bi ñu dégloondoo léegi nit ñi ne Matar la du Matar. non mais loolu. nañu leen ko nit a ko def yónnee ko Matar ñuy discuter entre ñoom parce que audio bi tamit boo xoolee descriptif bi moo di. que ni dafa am koo xam ni il s'agit de trucs complotistes yu ngeen doon def pour mën a def seen buzz soirée coow li commencé ñu ne sànni nañ fa lacrymogène ñii naan missile ñii naan lu nekk lañ fa sànni audio bi di gën a confirmer peut-être entre guillemets li nga xamante ni nit ñi dañ leen di accuser que ni yéen a def li nga xamante ni moo di lii di stratégie de com bad buzz c'est du buzz mais aussi il faut qu'on sache que yéen a ngi weddi ne que audio bi c'est carrément pas Matar Subatel moom la doon wax ak nit ki doon insister à ce que moom mu ne da doon waxtaan ak Matar lii la ko proposé moom mu ne ko nii naa koy defee buñ ko defee nii buzz bi dina yokk lii laa te boo xoolee bu baax a baax yéen nee ngeen audio bi authentique xam nga Biggi dama lay wax dara. ayca ñun du ñu séparé wu. dëgg la H24 ñu ngi nekk ensemble. lu ñuy nekk chaque jour. mesure barrière kay doon ko respecté lu ñu koy lan lañu ci audio. ñun on est tout le temps ensemble. chaque jour ñu ngi nekk suñu biir. loo xamante ne ñun suñu kër yi ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu dëkk. kon lan la ñuy audio wante ba pare loo message ba pare loo ci audio encore gis nga Sénégalais yi ils ont compris ah demal nga xool commentaire yi. Sénégalais ils ont compris am na lii nii xale yu ndaw yi. sax mën nañu ko lire commentaire yi. non ça veut dire les Sénégalais ils sont conscients. tey am na ci loo xamante ni gis nga da ngay dem xool date bi depuis audio boo xamante ni bañ ko créé dañoo jum ci date bi xam naa dañu ko fàtte le 16 août lañ def. ok xam nga tey am na yu bëri am na expert bu ci wax déjà. am na koo xamante ni génn na. kon yëf yi dem na bañ dugal ci loxoy expert. bien sûr parce que sénégalais yi aussi mënoo leen nax xam nga kenn ku xamul. nga def lu mel nii mën na jàpp ni ñi ñoo ko def ba pare saboté waat seen bis. non ñun on fait pas ça veut dire dunduñu dund buzz boobu non. ok ñun lu ñuy def c'est réel. dëgg la voilà c'est réel. dama bëgg revenir en arrière un tout petit peu. coowal soirée bi muy commencé dañoo gis benn vidéo boo xamante ni. daanaka coow li ci yow la tàmbalee nag. dawoo dara de vidéo bi ñu monté Sidi vêtu en noir Wally en noir ñu monté ko ne faw jël am. loolu noo ko mën a expliquer balaa ñoo ñëw tuuti ci soirée bi damay daal di tëb tuuti rek arrière doog a dugg si waat ci kii bi. mooy lan noonu. donc vidéo bi ñu doon publier disant que faw jël am. coow li bari ñoom Sora Alé Ndiaye yow Jules Teranga nga jiite ko convoi bi Matar Subatel vidéo yi ñu koy dugal statut et cetera coow loolu noonu nan nga ko jàngatee. comme yow jàng nga communication. d'accord léegi dama lay poser benn question. vas-y faw jël la am. waaw kan moo ko moom. kenn moomu ko mais bu ñaar du bëre moom faw jël la am. léegi d'accord léegi xam nga Sénégal tey. yow mu yor sa xel. di xalaat soo ne lii dafa jaune. bu la neexee ngeen dafa rouge te ñëpp xam nañ dafa jaune. yow boo solee lu weex su ma neexee sol lu weex. xam nga tey il faut que ñu bàyyi xel leen. communication yooyu noonu dafa ci bokk. te gis nga tey lu ñu mën ci wax dañu war a d'accord leen na fi. Subatel dafa neexalaat showbiz. tey artistes yëpp ñu ngi ci gis seen bopp. gis nga lii tey. showbiz bi dafa fayoon gis nga tey non il faut le dire. tey lii nii dafa tax ku ci ne yaa ngi gis sa bopp. tey léegi nga gis keneen ku jóge fële def leneen. affaire yi neex. est-ce que comprendre nga mais il faut que les gens comprennent que ni affaire yi foofu la nekk. nekkul fi ko gars yi di yóbbu. gis nga tey ba pare gis nga manager une personne c'est de savoir diriger ça veut dire nit ki bu fekkee mënoo ko diriger mënoo ko wutal plan de travail bu koy jaay non soxlawul kon ngay liggéey ak moom. parce que ku yor sa non sunu artistes yi luy jaay ñu ngi jar. si mais nit ñi nag nee nañu Sidi moom dafa am problème mu physique. problème mu. physique Sidi ma woon. ah Sidi ma woon. Sidi ma woon kon ki ko yoroon baaxul. non j'ai jamais dit ça. non ki ko yoroon baaxul. non. Sidi daal nee nañ si mi yow nee nañ Biggi dama bëgg nga déglu ma dama la ñaari baat après nga ñëw xaaral. non dama la ñaari baat après nga ñëw xaaral yow yaa may ko Biggi dama lay xool dama bëgg xamal ñaari baat ci man. xool bu baax déglu bu baax li ma lay wax. man du ma doomu aadama buy wax ci lu man njagal wala non kooku du man. dëgg la su ma doon man du ma saltel liggéeyu jàmbur. gis nga professionnel du def loolu. gis nga ñi ko yoroon liggéey nañ ñu war a liggéey ba fan ko war a mën a yemale. yàlla neen fii ngeen di yem. adduna noonu la. gis nga nit doo sekk ak doomu aadama lu rafet.
da ngay ngeen sekk doomu aadama ànd. mu xëy bis rek nga ñaawal ko. da ngay xalaat benn bis bi nga xamante ni dund ngeen ko lu rafet. gis nga lu ñaaw nit ku baax du ko wax. waaye waa Jules loolu yëpp dëgg la chemise coton yi ngay sol lu tax doo ko solal Sidi chemise soie yi nga koy solal pour lan la. xam nga Nafi Sidi star la. ah teel sol yi ngay sol nii de ko solal nag. Ibro star la. yi ngay sol nii de ko solal nag ah man moom dañ maa wax rek dafa ni kenn Souleymane laay invité mu ne ma. barki Serigne Touba ne ma laajal ma Jules lan moo tax. muy solal Sidi chemise soie yi te bañ ko solal li muy sol moom. chemise bi mu sol dafa rafet na. ah non dafa tàng de dafa tàng de solal ma Ndiaye. waaw te yi ngay sol nii nga daan solal ma Ndiaye. moom nga daan solal ma Ndiaye. solal Sidi yi ngay sol Sidi li mu sol dafa rafet Sénégal yëpp dañ ko coow bàyyi leen ci dama fee ko wax de Sidi. man dañ maa yónni rek moo tax may jottali. xam nga sànq bi ngay tàmbali li waral ma ne peut-être di nga ne ñi ngi ko yoroon a baaxul. ndax da nga ne Sidi dafa am changement maanaam level am dafa yéeg. bu njëkkaan selon toi ni mu meloon dafa xaw a arriéré ak léegi. parce que non looloo am. fokk mu leer. voilà loolu léegi loolu yow gis nga ko wala gisoo ko. kaay upgrade bi bu amee non attends dama ne. upgrade bu amee da nga ne kon donc avant maintenant moo gën a mieux que avant te yow bi ngay commencé da nga ne artiste du fay. manager mooy fay artiste management bu bon mooy fay carrière artiste ndax artiste ba tey baatam mi ngi fi. moo waral ma ne la kon ñu ko yoroon a baaxul. ndax kat boo ne déet yow yaa ko wax de. non mais léegi bu ñu nañu romb loolu. non yow xam naa ne dawoo dara nag da fi ñëw pour expliquer. maintenant léegi Nafi. damay ñëwaat ci point bi nga xamante ni moom la kii di wax gis nga si di. c'est-à-dire tey dafa nekk xale boo xamante ni tëbul tëb rek nekk fii mu nekk. parce que am na loo xamante ni ñun ñëpp dañu ko fekkee. ñu la fait du chemin. du chemin. loolu nangul nañ ko. voilà tey loolu il faut que ñu accepter. te xale la. te mi ngi ci ay loxo. te mi ngi liggéey. mais tey ci seen label boobu Sidi toog na fii ci fauteuil bi nga toog nii ne moom mooy leader bi. te ñeneen ñi nangul nañ ko. ki nga xamante ni moom moo di Bass. d'aucuns disent que xëy na moom sax moo gën a nekk leader Sidi parce que lu mu génnee it la. Bass yàlla dogal na lu mu génnee it la. macha allah macha allah Ibro Nadio gis nañu ni muy drainer du monde ca banlieue bi ak fi nga xamante ni fa lay dëgg macha allah xaw ma lu dul dugg ak soo wante seen label bi maintenant ci yooyu noonu yëpp mu nekkee peut-être ñetti kuy est-ce que mën nañu bokk benn mbalka parce que d'aucuns disent quand même que commencé nañu am ay tiraillement di yàq kooka def ay yëf est-ce que mën nga indi ci loolu ay leeral tamit. na fi loolu lenn kese la ci wax. c'est des frères. ñooñu dañu bëggante seen biir. ñooy nekk chaque jour. dama lay wax man ma waxaat rek du ma wax lu dul dëgg. ñooy nekk chaque jour. ba ci démb moo ci mujj. muy Ibro muy Bass muy Sidi Ka. ñooy nekk chaque jour. ñun chaque jour dañuy daje dañuy gisante dañuy waxtaan dañuy kaf dañuy reetaan. alors nañu bàyyi loolu. invité nañ fii nag ba Mandiaye Seck barki démb ba rendez-vous waaw Mandiaye ne seen label bi labelu anniversaire kat la. da ngeen moytu suukar si balaa ngeen di jabet. yekk label bi musiba jàpp na ne sax du label studio la. wax nañu itam ci seen diggante yéen ñaar. mu ne moom daal ci Baye Zale la gën a gis boppam. est-ce que mën nga ñëwaat ci accusation yooyu nga xamante ni def nañ leen ko la citation directe yi mu leen mu def ko mooy pompe à gaz bi. waaw ba pare taxaw défendre frère am nag jàpp ni. da ngeen ko tooñ ni ngeen ko jiñ def ko seetaan nga sorti Mandiaye. seetaan naa yëpp. seetaan naa yëpp. mais na fi man ak Mandiaye dañoo ànd dem Kër Matar Diop. derk démb lañ doon seetaan vidéo yi ci Kër Matar yëpp caméra la xam nga loolu. waaw. dañu ànd dem Kër Matar ñu yëkkati ay yére ay dàll may ñu. yëkkati xaalis may ñu jamono yooyu ñu ngi tëgg baara mu di tous les dimanches. jamonoy sumbulu. barki démb lañ ko doon xool gis nga Sénégal. la ñu nekk nañu xalaat bu baax balaa ñoo wax. gis nga Matar pour woon na ni nekkul ci détail yooyu tey peut-être noonu lañ génne vidéo yooyu. mais moom du ko def. xanaa waxoo leen ko Omaro. yaa ngi dégg parce que tey Nafi dañu war a bàyyi xel lenn Matar ñëpp la fi nekkal. wallahi ci culture bi ñu nekk dañ ko rendre hommage. ndax amul kenn ku ci am sa événement ñëw ci moom waxoo ko mu tànkam lu la. mu ngi ciy jàppale ñëpp ci lu mu mën a. il sait pas dire non. Mandiaye yow la waxal nag loo ci gis. te ah. Mandiaye yow la waxal. non loolu dama koy bàyyi. kon nangu ngeen ni label bi labelu anniversaire. studio anniversaire dajaloo. non mais bu nekkoon labelu anniversaire moom du dem ci Matar peut-être di def loolu gis nga Nafi Mandiaye xam nga lu tax du ma ci wax dafa am lu bare yu fi jot a jaar. comme nag nee nag da ngay leeral. non dafa am loo xamante ni. ñi xamul nag bu da ngeen di gën a réeral nag. léegi du ma réeral kenn
parce que sénégalais yi dara umpu leen. mais yéen a doon ànd kaay yaa ko fi indi woon tey ci loxo. ngeen yeewu fajar tànn émission ñëw fi heure bu leen neex niroo la Mandiaye ci carrière di tagg sa morom tey ku ne jaar gauche droite bu déglu ma man dama bëgg damay bàyyi ma wax parce que ma développé il faut nga bàyyi ma wax non s'il te plaît bàyyi ma wax parce que il faut que ma wax la leen non liñ la laaj nag xam nga man dama départ xam nga ku ñu def directeur général doo nekk ci di wax ci yenn affaire yi wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla macha allah wax dëgg yàlla mais dama lay wax dara nga xam Mandiaye fi ñu jaar man ak moom dootu fa jaar ak ku yàlla bind da nga ko avancé Serigne Saliou laa wax fi mu jaar ak man dootu fa jaar ak ku yàlla bind du ma ko wax ju ñaaw kooku du man dama ko fi wax léegi man du ma ànd ak nit ba pare di wax ju ñaaw xam nga leen laa ci wax xelam toll na foofu ba mu wax loolu waaye na bàyyi xel yaayam mi ngi ñuy dégg soxo papam Ousmane Seck mi ngi ñuy dégg Ndeye Fatou Seck magam yal na ko yàlla xel aljana seede na lu bari ay rakam ñu ngi fi man am na lu ma ci jot a fekkee du ma ko wax mukk lu ñaaw mais kaay xam nga lu tax xaaral ma ñëw xaaral bi ngi foofu il faut nga mën a tuuti parce que dama ko laaj mais dégg lenn laa koy conseillé ñi mu mës a mel xam nga dama ko xam amul kenn ko mës a ànd ak moom ba gën ma ko xam mënul nekk moom Mandiaye mënul nekk si àdduna c'est impossible mais lenn rek laa koy wax nga xool li muy wax bu baax a baax parce que la muy wax du moom dañ ko wax loolu kooku du moom dana liggéey yow bàyyi saa ngay accusé liggéey rek mooy dëgg nañu liggéey tax tey artistes yu nekk Subatel kan lañ nominé wul ba The Best Family dañ leen nominé nañu liggéey gis na tey fii ku ci nekk mën nga liggéey wut say stratégie ba dugg ba bokk mën na ko def mais est-ce que sa digganteeg Mandiaye tam Jules foog ñu def ci tuuti taxaw seetlu ndax nag Mandiaye def na sorti yu bëri wax ay affaire bombe Mandiaye xolam jóg mu génn wax nga ne Mandiaye liggéeyul manager am bi liggéeyulu ko avancé wul dafa reculé j'ai rien compris Souleymane yaa ngi dégg Mandiaye génn na wax na ay sorti yu bëri bi ci njëkk suñu émission la woon rendez-vous wax na ni moom dafa xëy rek nga dem fa nga xamante ni moom moo di Subatel tàgg woo ko waxoo ko xëy woo ko ne ko mënatuma la manager parce que dama am yeneen engagement mu nekk lu ko metti la nga xamante ni toog na suñu plateau jooy ko fa barki démb bi mu ñëwaatee bi ñu ko xëy ci échange de manager bi maanaam yow nga dem ci Sidi moom mu dem ci Baysal ñëw échange de manager boobu laa bëgg nga taxaw Nafi man je suis pas le manager de Sidi waaw non Sidi son manager c'est Jekki. mais duñ décidé d'arrêter doo ko romb directeur u label. waaw kenn day décidé d'arrêter di ma romb. waaw dëgg la ci yooyu la rek waaw non affaire boobu la rek management général dama bëgg loolu mu leer moom nekkul ci label Jekki mooy manager u Sidi Diop. moom nekkul ci label. buy def dara Baysal moo koy décidé. yéen ñaar yow ak Baysal yéen a bokk poñ. parce que moom buy def dara dañ koy annoncé. léegi moom est-ce que du xolam non man maa doon may ma bi loolu duma ci ñëw dama bëgg vraiment nga wax ñu est-ce que réellement li nga xamante ni xëy na loolu la wax les choses se sont passées comme ça parce que nag nee na da nga xëy rek dem sa yoon nee na da nga xëy rek woowoo ko ne ko mënatuma liggéey ak yow mu xëy gis la Subatel nee na The Best yi woo ko ne ko studio bi dafa am keneen ku ko jël mais mënatuñu liggéey ak yow néanmoins soo bëggee enregistrer del ñëw di enregistrer moom nee na xam na ne d'une manière susceptible loolu mooy dàq nañ la soxlaatuñu la yooyu metti ko ba mu toog jooy ko léegi yooyu yëpp est-ce que mën nga ci indi ay leeral Jules parce que bu dee yaa ko def itam li nga ne moom ngeen dund yëpp yow fàtte nga ko de d'accord léegi déjà Nafi dama wax li ma waxatoon rek laa ci dellu man c'est vrai et j'assume man maa dem ne ko mënatuma liggéey ak yow moom waxu ko de je dis aux Sénégalais pour ñu xam loolu nit ku nekk nag am na foo mën a yam non loolu la wax nee na yow yaa ne ko mënatuma liggéey ak yow nit ku nekk am na foo mën a yam ma demee ba xam ne fii laa mën a yam dama ko wax ni ko fii laa mën a yam yàgg nga yem fii kan ñu woo leen nag rafet non Souleymane nag man ak yow wax xoola waaw dama ne yàgg nga yem fi nga yem ñu woo la Ousmane woo la kaay nga toog wala seen nit ñu baax woo leen wala sumbulu woo leen toog leen ma toog di boole leen ngeen àndaat jug dem leen rek dañ laa wan leneen nag wax dëgg yàlla Jules du dëgg dañuy waxtaan rek xam nga nag man sama xarit nga waaye bul wax loolu waaw mais sama xarit nga mais bëgg naa ñuy waxante dëgg neen gis naa leneen dem naa mais fii laa mën a yem moom yàgg nga yem fenn ñu jéggi la foofu ne la taalal xam nga tey musiciens yëpp yu nekk Sénégal ay ambassadeur lañ ñu suñu ambassadeur de culture bi sax des fois dañ koy yóbbu fu nekk dañ leen war a respecté te ñoom aussi ñu respecté seen bopp
ñu jël liggéey ñu def ko arme de guerre. ku ci nekk ca la nga nekk nga góorgóorlu ci. ba pare nga bañ a juddu pour nekk au second. ni da nga war a ci loo nekk boo ci mënul jël pay non xarul ba da nga jege pay bi lool ku ci nekk na nga gëm sa bopp. gëm sa bopp mooy xam ni fii li yàlla di may ku ne la koy may yàlla xeebul kenn. ñëpp la sàkk ba pare yemale leen. te ñun ay xale leen. kenn xamul ëllëg lu ñuy doon. nañu gëm suñu bopp waaye nañuy wax ay kaddu yu rafet suñuy diggante ak suñuy nawle. parce que àdduna tey dafa am waaye suba dafa am. wallahi azim tey wax naa la ak lu mu ma jaay lu ngeen tunti wax àdduna du dem ba ma xalab ko wax ko lu ñaaw benn conseil rek laa ko jox ma ni ko ci lépp lu muy wax na ko leer wala na doon waxu personnel am parce que nee naa la Matar Diop suba teel laa wax déglu bu baax ni ma ak moom ñoo fa ànd di tëgg baara mundi dem ne ko grand dañoo soxla jàppal waxtaan ak moom ba ma njaay sekk jooy déglu bu baax li ma lay wax mu yërëm ñu ne dañ ñuy jàppale déglu bu baax li ma lay wax yëkkati xaalis may ñu yëkkati ay yëre boppam yi muy sol may ñu jàppale ñu ko ba pare def ko benn dimanche def ko ñaari dimanche te ñu ngi temps yooyu ñu ngi joué kon defal na ko acte bu rafet ci benn bis nañuy bàyyi xel jëf yu mel noonu Matar Diop kenn mënu ko tuutal il a fait ses preuves gis nga les chiffres ne mentent pas nañ dugg ci internet bi ñu xool ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen suba teel ba mu fi ñëwee tey yàggul liggéey tax ñu leen di dégg liggéey tax lu ñu gën leen di bàyyi xel liggéey boobu nanu ko accepté bu kenn copier nañ jéem a xool ñoom tamit seen côté lu ñu mën ñu def ko yàlla moo fi nekk te mën naa jàppale ñëpp gis nga man loolu rek laa am pour wax gis nga fii ñu nekk koo fi gis mu nekk fi dafa liggéey moo ko fi yeggale déedéet copier baaxul da ngay jéem a xool li nga mën a def nga def ko bàyyi yàlla suñu borom mu yeggal la ci des loolu laa moom pour wax luy web bi xëyee tey ah bi yéen la xëyee ñoom mooy coowal Omaro bi rek bi ci kaw tali bi borom bakken bi Omaro génn na nee na day reeri kër Waly te Omaro kaay nag Souleymane gis nga fii dañ fi toog nag pour waxtaan comme yow da nga teewal sa label ndax bu Omar di génn di wax yow yaa ngi ci wetam jékkee ngi ci wetam Sibéeru Fay mi ngi ci wetam ak ñeneen ñi leen wër mais bi muy joxe nataal maanaam dani ñi nga xam ne dañoo nekk fii ci Almadies di jouer ñun ñoo ngi fii ci Almadies di jouer te maanaam soreyowuñu ñu ñaar te boo xoolee ñi doon joué biir Almadies moo nekk Wally Seck ak moom Sidi Diop te laata soirée bi doon ngeen def seen benn slogan faw jël am influenceurs yi ku ci nekk di ci dugg coow li dem ba ëpp leen doole tout le monde s'attendait à ça coow li commencé na nee nga wax booy génn ci gémmiñ dafay fekk mu rafet mais boo demee ba nit ñi jaral ko mu defal ko émission d'audience barki démb boo Ndiaye Omaro toog waxtaan expliquer justifié wu ça veut dire que y a eu problème ci loolu nga bëggoon ma ñëw. yow laa koy laaj yow directeur du label. merci beaucoup Omaro kenn wax loo ko. moom kenn ma bëgg nga bàyyi xel bu baax. fii lu fi waay génn def yaa ko def. yow sa bopp de ton propre gré. de ton propre gré. du Maxtaar moo la ko def loo. du Jules moo la ko def loo. du keneen du keneen du keneen. nga borom. waaw mais ba Omaro di wax ngeen borom dëj bu ne mën naa jooy dëjëm. dañ comprendre. Omaro moom moo génn wax keroog. ba muy wax ñun ñu ngi taxaw. muy wax ñu taxaw. Omaro bu dul dara suñu frère la. mais bu dee moom day génn déglu lu baax maax la. daaminam nga dégg mu wax. génn na wax moo génn waxaat loolu ça concerne Omaro. mais sa jëmm laa gis mu taxaw. waaw maa ngi woon si itam taxaw. waaw léegi mais nag kii na di rien constant. yéen a nga toog wër Omaro muy wax ngeen naan mu lim leen ku ne diw nga ne président lii loo laa. ku ne wax. mais ba tey waxloo leen ko daal. dama ne la. Omaro moo jël ay propre responsabilité mu wax. da nga ko dégager responsabilité pour mu wax ci. wax ñu bi ci toog mais Omaro mu tam seetaan naa ngeen sorti moom ca 2STV. ça n'engage que lui. fa mel ni foofu rataxatu. fan rataxatu. yëf yi njàmpe na de. bàyyi ko caaxaan yooyu. ñun du ñaaw kenn. kaay on est bien avec tout le monde. nga ne fan la ratu. dama kii def may rek xaw ma lu mu wax. fii wóoratul. fan rataxatu. fi ne nii seen diggante njàmpe na de. non ñëpp a non Omaro nag vraiment. génn na nag amul benn diggante bu ñagas non. wax ji bëri na fi mu ne nii daal Omaro lu ne mu ne teg na ci bakkanam daal fi mu ne nii waaw ñu gis beneen actualité boo xamante ni ba tey ci biir coow bi nga xamante ni moom la soirée Sidi Diop bi indi fële ca avenue des Almadies maanaam route des Almadies bi sécurité bi génn coow li commencé tingoomante bi Ibro Naajo ñëw saafonte ak ki nga xam ne moo di Sidi Diop saaga yi di traversé ku nekk di déglu sa nopp di romb sit yi xëy bind ko titré ko Ketchup daal di koy dugal ci snabam loolu moom nu mu tudd. mais c'est des frères.
c'est des frères insultés. xam nga lu laal ki la jege. dalay laalaale. waaw loolu daf ko métti loo ko moom rek ànd koog moom. loolu ñëpp gis nañ ko c'est des frères comme ni ma la ko waxee. dañu bëggante nag lu dagg morom balee fekki mooy actualité bi di Seneweb TV Bambaly Seck barki Dembo Ndiaye ba mu génnee dafa dañ ko taalal micro mu wax ci Sidi Diop wax ci ni mu gisee li nga xamante ni moom yéen da ngeen a entre guillemets accusé kii di Wally Seck. nañ seetaan sax extrait waa mi ngi nii di wax. Tout d'abord, moi personnellement, je vais pas citer de nom, je vais pas poignarder qui que ce soit, je vais pas nekk di wax ci tur nit di wax ci nit wala dara parce que affaire bi newul foofu. Gis nga naa la wax benn mbir bu ndaw Bambaly Seck analyse bi mu ci am. Pour commencer que ça soit clair man Bambaly Seck je suis un Faramareen. Seck laa sant et fier d'être Faramareen. ku bëggul sama askan bëgguma la. koo doon. ak loo doon. ak lu mën a jëriñ ci voilà. ku bëggul sama askan man Bambaly Seck man je le dis nga may xool. comprendre kenn nag mais damay wax pour li nga xamante ne man loolu moo ne ci man. parce que kuy nit yaakaar naa loolu nga war a fonctionner dara waru laa gënal sa famille. léegi tey gis nga benn problème. rek ñooy kay jóge fee wax kay jóge fee wax kay jóge fee wax suba nga gisaat leen ñu ànd nga rus yow mi waxoon te wax bal la day dem image yi ne fi nga rus doo xam looy wax ñu yóbbu la vaar di génne ay vidéo démb ne yaa fi waxoon lii moo tax nit lu muy wax na nga xam looy wax man awma jotu gisuma kenn koo xamante ne man déjà nekk nga sama objectif wala ma lay xool sama yoon ba war a mën a tudd sa tur sax di wax ci yow dara pour commencer parce que man sama bopp laa gëm sama bopp moo ma doy voilà mais dafa am benn affaire bu am dama bëgg mu leer gis nga Sénégalais yi il faut qu'on apprenne à se respecter il faut qu'on apprenne à se respecter dëgg la showbiz lañu nekk mais showbiz ça définit pas parc zoologique de Hann néewuñu parc Hann on n'est pas des animaux ba war a toog naan non showbiz la nii la war a demee non non on n'est pas ici pour faire la guerre on n'est pas là pour nekk diw ak diw ñoo war a kii di mel ne làmb diw ak ñëw kii yenu kii fii kii simeeku fii kii yuuxu fii kii wax fii affaire yooyu noonu da nga ko gis te boo seetloo c'est les sénégalais seen biir bu fekkoon dañ ne sénégalais ak Égypte wala sénégalais ak Nigéria sax mu neex ñu gis ne dëkk ak dëkk sax ñooy guerre sax mën nañ comprendre mais benn pays. guerre civile entre les artistes. entre les artistes benn pays boo xamante ne ñun ñoo war a jaay suñu drapeau xool li nga xamante ne fexe ba yeneen dëkk ràññee artistes yi nekk Sénégal ñu war a siggil Sénégal comme ni ko Youssou Ndour defee ni ko keneen ak keneen defee mu rafet ñun jeunes yi ñu bëgg a ñëw indi fi yëfi parc Hann. mais pourtant loolu sax. pour lan yàggoon na ci ñi nga tudd ñi ci mag. yàggoon na mais yàggoon na mais boo bëggee dégg-dëgg. sax di nga gis ñoo xamante ne ba léegi amuñu leen leer. ñaar ñi dañu jotee bu soo ci gis kii taxaw tudd ci tur wax lu bon kii tudd ci tur wax lu bon. moo tax ma ne lu waay di wax nay leer ndax da ngay gis ñoo xamante ne da ngay dugg ci coow la suba nga gisaat leen ñu ànd. fii Sénégalais ñi dañoo faux ñu bëri dañoo faux waxuma ñëpp. mais ñu bëri dañoo faux loolu moo leen di ñooy jaxase doomu aadama yi au fait. bu ñu demee ci armeer yi xool ñi nga xamante ne way nañ fi lu ne yor fi kër yu ne. wala yor fi façon oto yu ne mu ngi nii la ñu jot a def yëpp ça n'a rien servi def jëriñu dara ndax ñu ngi ci suuf si tëdd te foofu mu comment naa expliqué kon affaire bi war na gën a rafet quoi. waaw man lii maa ngi koy doog a seetaan déjà waaw déjà maa ngi koy doog a seetaan parce que Bambaly moom nee na ku laal frère am si on touche à mon frère on me touche lii loola la benn bi wax ay wax am na ci droit de waaw mais yow sa digganteeg Bambaly amul benn problème Bambaly suma rakk la amul benn problème ak lu tax jëloo leen ko nag xëcc ko ci Subatel musique bi moom am na moom Père Bambaly non ku fa war a dugg di nga fa dugg nañ dañuy liggéey bi ñii liñ leen yàq ngeen am contentieux waaw mais baax na demal dañuy liggéey bi demal bi ci toppaat bi ci toppaat moo di waa Sans Limites ñoom ñi ngi ne Sidi Diop dañ ko expulsé 5 après son problème avec Wally Seck dimanche 15 incha allah dañ ko expulsé
ma ne te dimanche selon les rumeurs nee nañ xaalis suba. bi nga xamante ni suba laa. moo Gates man xam naa suba. planning mu Almadi yëg naa ko waaw mais waaw Aïcha loolu laa bëggoon ñëw ci bi gi gaaw nee nañ rapidement moo Gates bi muy waxtaan ak Sidi déjà ba ñu jël soirée bi en main ñoom ñu daal di ñëw nekk dañuy nekk couvrir ko c'était gratuit et cetera selon des sources nee nañu que ni vous n'avez toujours pas reçu la somme venant de la personne mu di moo Gates pour événement bi déjà ñu ngi koy nuyu de passage moom moo Gates. nee na don la leen jox de di ko baax ah vraiment moom moo vraiment jël xaalis bu takku jox ko Sidi wax dëgg yàlla jàppale ko ci soirée bi mais jot ngeen yéen vraiment waa jot nañ xaalis vraiment waaw jot nañ ko ci jour ji vraiment ñu ngi koy remercier bu baax a baax nit ku baax aussi léegi Sidi kon problème am beeg Five c'est non musul am problème day tëgg suba day tëgg dimanche inchallah. mais lan moo tax Sidi vendredi la daan tëgg lan moo tax samedi la daan tëgg lu tax mu toxal bi pas dimanche d'aucuns disent que sur les réseaux sociaux li Wally di tëgg dimanche Vogue moo tax non dimanche lay tëgg suba ah yéen waaw non faw jël laam ba tey dañ ne Sidi ma ne samedi la daan tëgg waay Wally annoncé dimanche Vogue moom mu annoncé dimanche balaa dimanche léegi lan moo tax est-ce que da ngeen consolider rumeur yi ñun joué nañ vendredi lañ ma joué yéen samedi ngeen daan joué nañ dimanche Wally joué vendredi ngeen joué vendredi dara dañuy joué suba dimanche damay ragal Inch'Allah. am Inch'Allah. na soirée bu ma njott ni lundi day am damay ragal ngeen joué lundi inshallah bu ko jaree ñu def ko xam naa dinañ dem ci yëngalu suba ji moom demal ma ci bis dopp gaawal bi gi non man li ma bëgg xam mooy info yi dafa jeex information yi jeex na parce que internet bi yëpp moom ñoom lañ xëyee mais nag man bëggoon naa itam moom parce que gis nañu Mandiaye Seck ak Sidi les gens disent que wala site internet yu bari bind nañ ko moo xam sans limite Dakar Buzz et cetera nee nañ Mariétu nekkoon jabar ci Mandiaye Seck Sidi da koy kepp fan yi est-ce que du looloo tax seen diggante rataxul ndax gis nañ ko moom ca soirée Sidi ba muy fecc te iddaam jeexagul Mandiaye bi ñu ko invité barki démb nag nee na ça fait 2 mois ñu divorcé te te idda 3 mois la ñu gis ko mu langaamu Sidi bi fecc yooyu yëpp yow xam naa ñàkkul mu ump la nag parce que yëg nga lépp yow tu es l'homme le plus informé du Sénégal loolu loolu amul nekkul di jël Mariétu non yooyu newul Sidi newul ci mais yéen a ngi gis Mariétu n'est-ce pas non mu ngi leen di baal ci nag Mariétu day baal ci nag mu ngi leen di baal Mariétu suma rakk la yow yaa gis soirée Sidi vidéo waaw vidéo yaa ngi nii Mariétu daa ñëwoon de Pompaga moom moo njëkk a xam gisoo ki ñu njëkk a génne du moom yëgoo ko billaay gisuma bi ngeen di taxaw ci diggu tali bi di yóbbu mais xam nga ni Mariétu jabaru Mandiaye la bu baax xam nga ni Sidi muy woyal Mariétu fan yii loolu amul baax na Souleymane comme taxawaay loolu amul nga fi taxawaay kan ngeen jiiñee fii Pompaga bi kan lañ ngeen njortu ne moom moo def loolu lan mooy kan lañu njort ki ko def xam na boppam waaw kan la non ñu dañoo wax mais man maa fi taxaw naan la kii la wala kee bigi man nekk ma ci loolu mais da ngeen joxe ay indice ne woon Wally Seck la génnaat ngeen mais est-ce que porté ngeen plainte aussi bien sûr porté nañ plainte d'accord plainte te gars yi ñu ngi def seen liggéey voilà porté mais dama dégg ne que da ngeen a xam ki ko def réunion ngeen ko yéen ñëpp toog di xaar ku ne di xaar sama yoon a ngi def liggéeyam na fi du ñàkk yoon indil ñu ci ay inshallah procès verbal bu yàggul dara bi nga am nga beneen laaj non man coow li nga xamante ni ñoom nanguwuñ ci génnee seen làmmiñ ba léegi moo di coow bi nga xam ne yéen a ko créé ci dëkk bi pompe à gaz bi awa ama nee na missile lañ sànni ci biir mais yéen ba ngeen di génn da ngeen a accuser carrément Wally Seck ngeen génnaat ci ba set je n'ai rien compris te pourtant yéen dem ngeen porté ji plainte mais attends preuve yi ngeen wax wala maanaam njortu yi ngeen def ak indice yi ngeen sànni ku si nekk xam na ni Wally Seck ngeen doon waxal mais da ngeen ci génnaat ba set lan moo tax xam nga bii gi détails yi nga wax ni man dama cee nekk dama ni la ndax label bi yow dama ne waa déglu bu baax li ma lay wax xam nga ñun ci luñ nekk xam nga ñun ci luñ nekk waaw ci liggéey te ñoo ngi suñu yoon loolu ba mu amee yoon gis na ko te mi ngi ciy def liggéeyam et puis c'est tout beneen bi topp mooy na fi damay vraiment damay gërëm ñi may liggéeyal que ça soit Subatel agence yi muy ñi fa nekk sama grand Matar ak grand Badara su ma paree foofu Subatel musique bi yëpp képp koo xamante ne yaa ngi biir Subatel musique su ma limee damay juum Subatel girl aussi bàyyi ma kenn ca kaw ba ci suuf maa ngi nuyu ñëpp di nuyu géejawaay bi nga xamante ni fa laa juddoo màggoo fa di leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa Parcelles di nuyu waa Ngor yi nga xam fa laa jógee nuyu sa jabar nag voilà di nuyu bu baax a baax it mu tuddati sama di doom nga ko nuyu de di nga nuyu sa jabar doom yëpp non tey moom di nga nuyu sa jabar maa ngi nuyu ñëpp daal non tey di nga nuyu sa jabar maa ngi nuyu Sénégal gi yëpp daal mënuñu tëj émission bi te doo nuyu sa jabar émission bi ku am jabar da nga nuyoo voilà nuyu sa jabar Souley amatul jabar bi mais non Souley bi mu takkee yaagul loolu mënul lay moom ma Ndiaye dañoo xaritoo ba bëggante ba ku ne yéegi sa jabar Souley am sa jabar am sa jabar amul jabar maa ngi nuyu Sénégal bi yëpp dama ni
Souleymane waa xale jigéen ñi jël leen kon mu ngoog libre waa sa jabar lu ko dal nag maa ngi nuyu sa Sénégal jabar dafa am ay jafe-jafe mental de fu nekk xale bi nen nañ ñibbisil jël sa yëf nag xale jël ma yow moo xa xale bi xamatulam nekkatu fi waa ne dama bëgg yàlla weddi na xale consciental ñëwal jël sa yëf kat waneen ma Souleymane mi ngi xale jël sa yëf juum nga nag juum nga bu lay rey jël ko gros plan mi ngi noonu nag fi mu ne dafa xew nag label yi divorce yi xale bu lay rey toogal dégg bi gi tàggool émission bi jeex na exagère émission bi jeex na nag Nafissatou Dieye bu ko defee may jaajëfal ñu doon seetaan di tëjaale ak li nga xam ne moo di son audio WhatsApp nga xam ne waa The Best ñoo ko génnee ak ay xaleem yu am talent macha allah ñoom ci boppam affaire yi mise en scène la et voix off bi moom mii moo ko def mu di Souleye Awalaay et c'est très excellent ba pare qualité image bi en plus The Best daal moo xam naa li mu jot a fotaat ci YouTube bi da koy clipé moom professionnel la da koy clipé dafa yàgg kaay suma jumeau sama xarit la ñoo bokkoon vraiment dama lay wax benn école maa ngi moom Sénégal nañu ko gën a bàyyi xel dafa mën moom bu weesoo parce que yàlla dafa dogal bindu way programme beat defar lépp ak lekk yombul mën a lekk yàlla na ko yàlla defal cat te yàlla na ko yàlla bàyyi ak sagom dafa laale la cat yow mii voilà buzz du net bi daal loolu la parce que The Best Family ñoom ñoo ko def ay Fatel ak xale yi nga xam ne ñoom dan ak ñëpp ñu nekk ci biir groupe bi actuellement mooy la 13e vidéo la plus regardée du Sénégal ci biir YouTube bi moom ci tendance YouTube musicale bi sax mi ngi topp ci ki nga xam ne moo di OMG ak Bril Fight For son bi ñuy daat génnee moom The Best daal vraiment bu weesoo li nga xam ne moo di mën bit mën na lekk mën na naan pataana bëri na ay karaw daal mi ngi noonu ñoo bokkoon école nag ci Abdelkader fii ci Parcelles loolu yàgg na dëgg la merci à tout le monde merci beaucoup maa ngi jéggalu ñëpp nag li fi baax suñu borom la jumte bi man mii la te maa ngi koy jéggalu Sénégal bi yëpp di ñaan Sénégal jàmm ndaw yi nga xamante ne nag ñoom ñoo dem ci ndox mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla waaw yàlla ñi képp ku fa bàyyeeku rek yàlla ñu yàlla xaree la aljana dëgg yàlla delloo si leen te ñu toog suñu réew ñu liggéey ñu yàlla dogal ñu war faa dem daan def seen doole yàlla yóbbu leen ci jàmm état bi tamit gestu jeunes yëpp dëkk bi am jàmm ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm voilà merci beaucoup xam naa yow kon ba samedi incha allah waaw ba samedi incha allah ci yeneen actualité waaw ci yeneen tey damay ba tey rek suñu jabar ju bees gi waaw sama mag daa takk jabar nag Oulimata Jaxate madame Taw comme nag moom macha allah du yeeweeku te kenn du ko yeewi dafa fas yéene seey Souleye baal yeewi gi nag bul teel a yeewi da nga tàng de takk jabar waaw loolu question bu jabaru Louraas ñibbee ma takk incha allah dañ ne la jabaru Louraas dafa ñëw nag ok maa ngi nuyu Louraas bu baax a baax sama xarit boobu nuyu sa yaay Awalaay mu baax mi nga xamante ni sama yaay bopp la maa ko bëgg sama bopp macha allah ñooñu moom dañoo spécial waaw Nafi billaay ñaar ñooñu sumay waa kër bu fi jooy de sama yaay Awalaay nga am dama kaa bëgg ba dàkkante mag tuddam suma papa nga am sama xarit la moom suma lépp la sama mag Cheikh Mbacke Bintu ñëpp mu limee damay juum waaye samay famille daal vraiment je les adore maa ngi leen di sax ñu tegalee nu mu tudd ki nga wax léegi waa The Best ba pare ñu tegal ma ci nag Sidi Diop du dëgg moom Sidi mi ngi ci clip audio WhatsApp bi moom moo ko tëj di Sidi xam nga duñ tudd audio WhatsApp te duñ ko ñu tëjee ñu waa Subatel musique yooyu nga xam ne seen liggéey kenn laamentu ko fii ci réew mi jamono yi ñu toll Souleye Awalaay la woon Biggi la woon man Nafi la woon remercier bu baax Fallou Paye ci njàppandal bi remercier MD ak Michel comme tous les jours pour la réalisation merci beaucoup et à samedi